jàmm ji info point net, informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mi bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bi nga xam ne moo di jàmm ji info. salaamaaleykum mbokk internet jàmm ji info ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci seen émission sociétale tey suñu gan mooy Khalifa rappeur la rappeur boo xam ne bu engagé la ñu xam ko ci maanaam idées yi muy défendre mu gëm li muy défendre lool li gën a waral invitation bi nag mooy dañ ko fi jotoon arrêté cité ko ci benn affaire braquage te loolu nag mu ngi am juste 2 mois ci bi mu génnee benn single di attaqué pouvoir di attaqué Macky Sall ak pouvoir am Khalifa moom lañ dalal tey ñu fas yéene waxtaan ak moom Khalifa ñu ngi lay nuyu. yasaay aouzu billahi minal sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barke Bacha Mamour Sa Diop bëgg bàyyi. alors Khalifa rappeur la di nuyu sénégalais yëpp yu seetaan di leen nuyu yéen waa jàmm ji info jaan jëf. Khalifa dafa nekk benn artiste rappeur nekk porteur de voix alors yàlla def na nekk nañ si hip hop sénégalais nekk si musique sénégalaise en général alors. yàlla def na jot nañ dafay vidéo single yu bëri mais bi yàlla dogalee ñu tàmbalee maanaam di waxal askan bi seen góom ak seen i métit ak seen i jafe-jafe di commencé di dal si pouvoir bi nga xamante ne nii nguur gi nga xamante ne nii ñoo fi nekk te sénégalais yi gisuñu seen bopp si ñoom xama te aussi defuñu lu dul di sonal sénégalais yi xama di tas seen yaakaar aussi xama bi yàlla defee ñu commencé dénoncer injustice xama di dal seen kaw si vraiment yu bon yi nga xamante ni moom la ñuy def si dëkk bi alors vraiment si nañ ñu tuumaal ñoom sosal ñu comme ni nga ko tàmmee def rek ak bépp opposant yàlla def ñu jotoon génnee ay vidéo single yu si mel ni Macky mooy unku bi une main contre Sénégal bu ñu nee Macky mooy unku bi mooy Macky mooy poison wu économie sénégalaise parce que ndax ni muy jaayee doole sénégalais yi xam nga aussi jël koom-koomu réew mi yëpp jox ko tubaab bi di fi am plus de 500 milliards francs CFA chaque mois xam nga alors secteur économique yëpp base bi lépp nekk si loxo tubaab bi xam nga alors ñu nekkoon aussi ay activistes si réseaux sociaux yi si Facebook bi di dénoncer injustice bi am si réew mi jaay doole bi am si réew mi xam nga alors. aussi ñu doon waajal aussi ay mouvement yu si mel ni mouvement citoyen bu tudd suy bale pour vraiment sensibiliser ak ànd ak sénégalais yëpp ñu jëlee fi sale système bi fi nekk muy sale Macky bi xam nga alors yàlla def na aussi dañuy yëngatu ñun si métier garde corps sécurité rapprochée ak protocole xam nga jot nañ si liggéey ak ay kilifa yu bëri yàlla def instant yi ñu ngi ànd ak Barthélémy Diaz te buñ tàmbalee liggéey di ànd ak Barthélémy Diaz di liggéey ak moom côté boobu noonu ndax cadre professionnel la bokkul ak cadre musical wala cadre hip hop bi nga xamante ne nii xam nga dañuy waxal askan bi xam nga nekk ay porteur de voix man su may liggéey ak Barthélémy Diaz foofu noonu sama mbubu garde corps laay sol xam nga lu ma la wax su ma paree bu ma demee feneen bu ma neexee sol sama mbubu rappeur wala sama mbubu porteur de voix xam nga alors yàlla def na aussi Macky Sall xamante nañ ndax bu dara dul dara xamante nañ bu baax ak suñu waajur bu góor xam nga et que aussi man may nekk xale bu ndaw maa am ay souvenirs yu bëri yoo xamante ni Macky Sall daan na ñëw suñu kër lu bëri xam nga yenn saa yi pour ay réunion ak yeneen xam lu ma la wax alors yàlla def na aussi le 1er décembre samedi 1er décembre 2018 bi muy def congrès investiture am Diamniadio xam nga foofu noonu pénétré naa sécurité am ñëw dugg di wax ak moom xam nga di ko wax dëgg aussi foofu noonu wax naa ak moom ba pare. seen boo yooyu noonu ay maroon di fa xaw ma daw si di ma songu di may buuxantee noonu ak ñoom moom si boppam Macky Sall mu ne leen bàyyi leen ko boo kenn laal xam nga alors gars yi bàyyi ma dellu sama yoon fan yooyu noonu si nañ toog waa maire Yoff xam nga sosal ma jëm a dugal si benn coup ça n'a pas marché après xëy na ñu ànd si en complicité avec la gendarmerie de Foire. waaw si ban cours xëy na benn boy nañ jël boy boo xamante ne nii xëy na jege na ma de trop xam nga ñu fay ko xaalis monté li muy monté jéem a si dugal jéem a piégé heureusement que dugul xam nga
tuumaal ma sosal ma quoi di jéem a yàq der naan ay dama doon braqué association malfaiteur dama àndoon ak ay braqueur affaire yooyu xam nga lu la ñu wax ko quoi di leen wax ni man sama waa ji xoolal loolu noonu nax mu nekk lu ma metti ñun ñëpp ay doomu Sénégal lañ quoi man fii laa juddoo fii laa màggee fii laa yaroo xam lu may expliqué voilà musuma sàcc ñi ma xam-xam nag ma quoi sama papa jurul sàcc sama yaay jurul sàcc xam lu may expliqué te man ànduma ak ay sàcc xam lu ma la wax yaa xëy na yàlla def na nax ñu nekk ay citoyens sénégalais am lu ñu metti suñu réew ñu taxaw di ko dénoncer ñu fi nekk bon saay-saay xam lu bon xam nga tuumaal ma sosal ma dugal ma si loo xamante ni man xaw ma yooyu quoi xam lu ma la waaw. kon peut-être sa engagement boobu tax nga dal ci pouvoir bi peut-être si loolu lañ sukkandiku. à la base waaw noonu la demee parce que xam nga maire Yoff Abdoulaye Diouf Sarr yàlla def na liggéeyal naa ko même bu fekkante ne yàggul sax moom amel na ma xaalis boo xamante nii fayagu ma ko xam lu ma la wax kon su ma demoon bay sàcc ma dem xar sama tànk tuwe mu fay ma sama xaalis xam nga maa ay bor yu bëri si biti xam lu ma la wax noonu la demee te lu ma gën a metti aussi si presse bi nga may tuumaal naan le fils du célèbre avocat Cheikh Khoureyssi Ba xam lu ma la wax parce que xëy na dañ bëgg yàqaale deru paa bi parce que paa bi xëy na moom buggul injustice xam lu ma la wax aussi bëggul jaay doole xam nga te pouvoir bi vraiment moom képp ku nekk citoyen sénégalais bu baax moom àndu tax ñoom quoi xam lu ma la wax yasaay alors ñu profité bëgg yàqaale deram ne le fils de diw xam lu may expliqué di ko si dugal te moom yow am new si bu fekkee man maa def sax ñu waxal ma man kase mais defuma ba pare ñu tuumaal ba pare aussi ñëw aussi bëgg yàqaale deram xam lu ma la wax loolu vraiment ñu koy ñaawlu di ko dénoncer xam nga yasaay. ah 4 mois 28 jours laa fa def te période mooy bi ma la wax période boobu noonu may gisee Macky Sall di ko wax noonu boobu moo doon 4e fois sax ñuy gisee ma moom xam lu ma la wax période boobu noonu si nañ ñëw xam nga tuumaal ma et que aussi période boobu noonu bëri woon na ay kilifa yoo xamante ni ay opposants nañ xam nga ñu ngi ma doon waaj a recevoir pour yeneen ak yeneen xam nga ak suñu assemblée générale mouvement bi nga xamante ni ñu ngi ko doon def muy mouvement Suy Bale di mouvement citoyen boo xamante ni vraiment xam nga ñu ngi doon waaj a def assemblée générale bi ak ay kilifa yu bëri xam nga ñu ànd ñun ñëpp jëlee fi Sall Macky bi xam nga alors ñoom ak seeni peut-être service de renseignement ak yooyu yëpp ñoom xam nañ bu baax nu mu demee quoi xam lu ma la danga ma libéré daal liberté daal sous contrôle judiciaire kenn jugé wu ma benn yoon nag ma woo enquête ma dem bi ma demee aussi booy bi nee leen ni man xamante wu ma xamante wuñu et que aussi politique moo tax ñu indi ko fi que moom auto mairie nañ ko dugal affaire yooyu expliqué lépp nu mu demee xam lu ma expliqué noonu la demee quoi ñun xoola ay sénégalais nañ quoi ñun fi nañ juddoo fi nañ màggee fi nañ yaroo Sénégal nañ am xam lu ma expliqué man Medina fii laa juddoo Dakar Medina Rue 9 Angle 16 Kusum fa laa juddoo fa laa màggee fa laa yaroo xam lu ma la dëkk naa Fass dëkk naa Colobane dëkk naa Gueule Tapée ba nu ma dëkkee nii Yoff dëkk naa Sacré-Cœur 3 xam lu ma expliqué voilà kenn musuma xamee ay sàcc wala def lu bon quoi xam lu ma la wax yasaay sama papa jurul sàcc sama yaay jurul sàcc xam lu ma la wax moo tax ñu xari suñu tànk tubay di dénoncer xam lu ma expliqué di sensibiliser nag sénégalais yëpp pour ñu jël seen carte d'identité ñu jëlee leen fii xam lu ma la wax yasaay xëy na ndax aussi yàlla def na ku si nekk ak yàlla nu mu la bindee quoi ku si nekk ak sa xadar ak sa gëm-gëm ak sa dëggu xam lu ma la wax waaw ñun yàlla def na aussi xam nga lépp lu ñuy def lañ koy gëm am si pas-pas xam lu ma la wax et que aussi côté boobu noonu maa ngi siy jégalu sama ay mbokk yëpp di si jégalu ñëpp ñu ma bëgg ak sama ay mbokkum taalibe xam nga leen wax ni bu ñuy waxee nen yi wala xëy na xol na ñuy waxee xam nga daf ñu metti quoi parce que am na vraiment yoo xamante ni neexul si xol quoi xam lu ma la wax waaw mais sinon du réewande du soxor du dara quoi xam lu ma la wax yasaay bu fekkente nag yàlla def na jaarale si ñun ñuy wax dëgg quoi di ko waxal askan bi yëpp ñëpp di si gis seen bopp xam lu ma la wax ñoom mu metti leen ba nga xamante ni xam nga nee nañ kii nañ ko écarté wala warul fekkee élection yi wala leneen ak leneen ñoom yëpp ñoo xam la expliqué ñun daal si lu ñu nekk muy dëgg moo njëkk te mooy mujj quoi xam lu ma la wax
ak ñoom xoola yàlla mi ñuy àtteex ñoom nànk par nànk nañ wax si pétrole bi saawaay bi ñu sàcc ak gaz bi xam lu ma la wax ak yeneen scandale yu lu jeex yu ñu def si dëkk bi xam lu ma la ñun nuñ ay sàcc ñun biñ commencé dal ñoom seen kaw si nañ ñu tuumaal ay affaire de sàcc mais sant yàlla alhamdulilah ñëpp ñu xam nañ ni du dëgg politique moo tax ñu sosal ñu xam lu ma expliqué man saawaay am yoo xam ne man xajuma si am naa doole am naa kattan am naa fit am naa xam-xam su ma demoon bay def damay assumer jël samay responsabilité ne damay def te su boobaa barki Maulana Cheikh Ibrahim barki Bagnas muy police di gendarmerie di GIGN néew ma du ma mës a jàpp de waaye pour ñu jàpp ma problème lay nekk mais man maa xajul si loolu parce que juddoowuma si loolu est-ce que ma expliqué noonu la demee quoi ñun temps bi dañuy fexe xeex noo xamante ni ñooy dem ba jiital ko suñu bopp yoreel ko suñu bopp gérer ko parce que suñu dëkk la fi nañ juddoo temps bi ñoo ko moom est-ce que comprendre na man xajuma si yooyu noonu ñu may tuumaal quoi su ma doon def aussi dama koy assumer su ma defoon bu ma taxawee ak juge wala procureur ku ma munti taxawal damay taxaw moom assumer ne ko lii yëpp maa ko def yoon xëy na lay liggéeyal quoi yoonu dëkk bi lay liggéeyal mais doomu aadama la comme man su ma ko gënul man moom gënuma xam lu ma la wax te aussi ñi fi nekk nii muy Macky Sall di jabaram Marème Faye Sall di Aly Ngouille Ndiaye ak Aliou Sall képp ku mu munti doon saa waay na sénégalais yi gën a gëm seen bopp dëggu xam ni xoola ñoom gënuñu ñun ñoo leen gën téeméeri junni yoon parce que ñoom xoola suñu ay mbindaan nañu war a nekk ñuy liggéeyal xam lu may expliqué voilà amaana ñun askan bi ku si gën a ndaw xoola pepp karawam sax moo leen gën ñoom et ça na gars yi dëggu quoi gëm seen bopp xam lu may expliqué am fulla am fayda xam nga coow pétrole bi nii saa waay yàlla moo ñuy àttax ñoom nànk par nànk xam lu ma la wax mais instant bi nii na sénégalais yëpp génn bokk si mouvement aar lu ñu bokku parce que mouvement aar lu ñu bokku pour sénégalais yëpp la du affaire de politique du affaire de mouvement citoyen du affaire de syndicalisme du dara affaire u askan bi la te këpp yow ku si nekk yow maanaam xeex bi ngay xeexal sa réew jaamu yàlla la xamalu ma la wax te ku si nekk war nga xeexal sa réew ngir sa bopp ak sa famille ak say mbokk ak say doom ak say sët xamalu ma la wax pétrole bi ak gaz bi du affaire de famille moomu xoo te di nga ko bàyyee tamit ak loxo tubaab bi comme ni ñu def or bi ak zircon bi ak yeneen suñu alal la ñun ñoo ko moom yàlla ñun loxo bandil xam lu ma la wax yasaay waaw jaajëf gars yi jaajëf maay vraiment di rafetlu seen liggéey xama et que aussi di lancer waale message si seen mbokku journaliste yëpp xam lu ma la wax bu ñu jotee information balaa ñu koy jàllale nañu xool bu baax information boobu noonu xama waaw ba pare dem si ndeyu mbili gi laaj ko nu mu demee xam lu ma la wax parce que rafetul ñu yàq deru doomu aadama xam lu ma expliqué yasaay man saawaay li nga ma tuumaal si presse bi lépp li mu génnee si man ak li nekk sama PV xaajul bay bokk man sama PV ay Khalifa fils du célèbre avocat maître Cheikh Khoureyssi Ba garde-corps de Barthélémy Diaz auteur du slogan Sall Macky dégage activiste sur Facebook xam nga un kayit un chef de gang yooyu nañ si def quoi xam lu may expliqué yu ñàkk faayda yooyu noonu te bu ñu ko defoon si presse bi ñëpp nañ xam ne lii du dëgg quoi xam nga mais il fallait que ñoom aussi ñu saa information bi tuumaal ma ne xam nga que dama doon braqué wala association de malfaiteurs affaire yooyu noonu xam lu may expliqué yaa leen wax ni balaa ñuy génnee dara si doomu aadama ñu koy gëstu bu mu leer nañ xam lu may expliqué parce que seen liggéey bi dañ si war a jaamu yàlla waruñu si nekk xam nga di yàq deru doomu aadama xam nga wala di yàq famille wala di tas mbokk wala leen ak leen wax ni nag teggi tuuma bu ma nekk nii ñoom ñëpp ñu yàqoon sama der man amul lu may nëbatu xam lu ma lay expliqué sama numéro 77 la 231 59 79 képp ku ma woo ku génne woon dara si man lu ñaaw wala lu bon boo ma woowee interview ñu toog ma expliqué la lépp nu mu demee xam lu ma expliqué te du procureur du kenn koo xamante nii nañ dem ba mu am dëgg sama kaw xam lu ma la wax wala am preuve sama kaw parce que du ma sàcc te du ma defkat xam lu ma la wax leen wax ni nag xoola niñ génnee woon lu ñaaw noonu sama kaw der nañ génnee waa dëgg bi si tegg tuuma nañ nekk yasaay man ma taamis bi si Amady ñun ay soldaaru Bacha Maam Ressa Diop bëgg bàyyi nañ xaj ñu si yooyu te dunduñu yooyu xam lu ma la wax waaw quant à Sall Macky dégage na xoola dëgg rek kay mujj te si ñu nekkoon xoola moom nañuy nekkaat ba léegi waaw muy xeexal suñu réew Sall Macky dégage Khalifa rappeur taamis bi si Amady wasa Jàmm ji info point net informer, éduquer et divertir dans la paix.
yow mi bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di Jàmm ji info